asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di dalal fii ci émission Aar Sa Gox de l'AJT. Bon man la Badara Ciss di président de l'association des jeunes de Tougouni, en même temps di présentateur émission bii nii di Aar Sa Gox de l'AJT. tey nag di leen fi dalaloon suñu gan yi nii amoon nañ fi tey ñetti gan, mais balaa booba dañuy bàyyi kii di monsieur El Hadj Faye mu présenté wu. Bon, El Hadj Faye am kàddu gi ak moom. Bonsoir. Bonsoir. Je me nomme El Hadj Faye. Et je présente mes salutations à toute l'assistance ici présente. Bon, man. maa ngi fi tey. fas yéene waxtaan ak yéen. et di am contentement aussi. invité bi ngeen ma invité. Macha Allah. et di fas yéene incha allah rabbi. et wax ci li nga xamante ne tey moo ñu fi tax a toog. D'accord. Merci El Hadj Faye. léegi pour avancer tuuti dañuy jox kàddu bi ki nga xamante ne mooy monsieur Alioune Faye mu présenté wu balaa ñoo commencé waaw Alioune Faye. waaw asalaamaaleykum mbokk sama Aar Sa Gox. maaleykum salaam ñu ngi lay fay. ñu ngi leen di nuyu. ñu ngi lay fay. di kontaan ci seen liggéey. di leen remercier. ndax occasion bi ngeen ñu may. pour ñu mën a toog fii. sensibiliser askan wi. conseiller leen. ci feebar bi nga xam ne moom moo di Covid 19. D'accord. ci loolu. ñu ngi tudd Alioune Faye. ñu ngi université virtuelle bu Sénégal. ñu ngi ci campus sociologie. jërëjëf. waaw comme ni ngeen ko déggee léegi nee na mu ngi université virtuelle du Sénégal, donc ñu ngi ñaan Alioune Faye nga continuer sa jàng bi incha allah ba nga mën a servir suñu dëkk bii nii suñu gox bii di Tougouni. Bon ñu ngi compter si yow bu baax a baax a baax. léegi ñu avancé ñu jox kàddu gi ki nga xamante ne mooy monsieur Abdoulaye Faye moom mi nga xamante ne monsieur Abdoulaye Ciss autant pour moi mooy ki nga xamante ne tey dëkk bii nii ñu bëri sopp nañ ko si mbaaxaayam si ay affaire am si lu muy def lu baax si parce que ñëpp seede nañ tey ne monsieur Abdoulaye Ciss lu à travers lu muy def si dëkk bi yëpp ñëpp xam nañ ne koo xamante ne amul benn problème wax dëgg fa ne yàlla. léegi ñu bàyyi ko kàddu bi mu présenté wu. salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. maa ngi nuyu ñëpp daal di la sant di la doon gërëm. yan yàlla audio bi ngeen commencé yan yàlla ngeen commencé jàmm ak salaam de. amiin amiin yaa rabbi di génn si Abdoulaye. amiin. monsieur Abdoulaye Ciss de liggéey bi di Europe. di la ne asalaamaaleykum di boole di nuyoo de. monsieur El Hadj Faye ak monsieur Alioune Faye. waaw ñu ngi lay fay. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh. waaw jërëjëf sama mbokk invité yi. bon balaa boobu nag am nañ fi quatrième invité. bon quatrième invité bi nag mooy suñu zel bi nga xamante ne ministre de la santé jox nañu ko pour pour ñu koy jëfandikoo pour mun ñoo aar si feebar bi nga xamante ne tey adduna bi mu ngi fi am ay problème yoo xamante ne kenn xamul lu mu toll. léegi balaa booba dama leen di bàyyi yéen ku si nekk jëfandikoo ko léegi waaw léegi mbokk yi comme ni ngeen ko gisee nii rek gel bi nii su ma sañoon kër yëpp fait de famille yëpp ku si nekk jëm ko wut parce que lu am solo la. waaw suñu jógee si phase de présentation bi léegi ñu jublu si li nga xamante ne mooy débat bi. léegi tey mbokk yi dañ leen dalaloon si seen émission yi nii bëgg waxtaanee si quelques points. léegi si points yooyu noonu ñu ngi bëgg wax si maanaam prévention yi nga xamante ne ministre de la santé tegoon na ko fi te nekkoon ay précautions yu xamante ne peut-être que tey suñ ko appliqué woon feebar bi du àgg fii. léegi ma lay laaj yow El Hadj Faye est-ce que mesures yooyu noonu tey suñu gox bii nii est-ce que ñu ngi koy appliqué comme ni mu waree. waaw. man de xëy na sax. comme ni ko waa àddina yëpp xamee.
et que je pense que ne lii du lu ndaw ndax lii tey dafa wane bon dëkk bi ñu nekk nii jox nañu ay misaal yoo xamante ne tey ci feebar bi yaakaar naa ne war na mën a tax ku ci nekk si ñun nga xam sa bopp d'abord surtout loolu xam sa bopp yaakaar naa ne moo gën fuuf ñu la koy wax parce que ku nekk su ñun nekk muy mag muy ndaw muy jigéen di góor ku ci nekk rek xam na bu ko même bu ko xamul sax waaye dégg na ko xam na lan mooy coronavirus bon coronavirus nag doon na feebar boo xamante ne si jamono ñu toll nii wër na àddina bi yëpp te matukaay yi ñu si jël comme ni ma posé question bi que suñu gox bi ndax jël nañu fi ay prévention bon yaakaar naa ni jël nañu fi ay prévention parce que prévention na njëkkee suñu d'abord waaw parce que même bu dul feebar bi tax sax ñuy wax nit ku nekk da ngaa war a mën a aar sa bopp waaw aar sa bopp nag mooy nga set d'abord sa kër set si biti set si waxin set si jëfin loolu mooy tax d'abord nga mën a xam la ngay def ndax la ngay def aussi am na ci solo ba tax na prévention yu ñu wax parce que dégg naa aussi notre cher maire dégg naa ci am na benn discours bu mu lancé dégluwuma ko nag xëy na comme awma temps supplémentaire awma temps matériel bon xëy na dinaa ko déglu waaye for naa ci ay nit yu si wax vraiment loo xam ne bon xëy na mën na tax aussi ñu gën a jàppe ne maire bi fii mu ñuy dimbali ci côté boobu waaw ñu ngi lay jaajëfal El Hadj Faye bon wax nga fi ay kàddu yu am solo léegi ñu jublu si monsieur Alioune Faye bon dama lay laaj par rapport ak li El Hadj wax léegi lan nga si mën a yokk. waaw ñu ngi leen di nuyuwaat di nuyu El Hadj Faye mi nga xam ne ñoo bokk plateau bi di nuyuwaat monsieur Abdoulaye Ciss vraiment ñu ngi magnifier bu baax li nga xam ne moom mooy émission bi parce que lii bu fekkente woon ne seen télévision yëpp ñu ngi koy def gaasa ñu ngi koy def kon Sénégal wala kon ñun suñu gox bi wala jeunes yu mel ne yéen comme man la fois passée maa ngi gis seen article bi ngeen def ba vraiment maa ngi di remercier di leen wax ne bonne continuation loolu am na solo trop merci beaucoup waaw ba tax na loolu feebar bi comme ni ko sama naataango waxee dafa doon feebar boo xam ne feebar bi doy waar la feebar lu tax mu doy waar mooy feebar bi processus la maanaam feebar bi ay étape la fi ñu toll nii Sénégal ñu ngi tey le 20 Sénégal mu ngi toll ci ñaata cas kon xam nga ne affaire bi baa ngi yéeg mu ngi yéeg bu baax sax parce que tey kese si information yi ma mujjee jot a lire il paraît que il y a 9 cas yoo xamante ne tey déclaré 9 nouveaux cas positifs kon xam nga ne loolu mu ngi jël ampleur mu ngi jël ampleur kon nag li nga xam ne moom la ñu suñu njiit yi wax comme ministère de la santé ñu ngi koy nuyu di ko wax ne bonne continuation ñu ngi gis effort yi muy def yëpp xam nañ ne moom vraiment moom patriote la mu ngi def liggéeyam ci loolu comme ni ko El Hadj waxee sànq gis nga nit ñi problème bi mooy ñoom dañ dul jëfee yi nga xam ne moom mooy jóge ci kaw comme ministère de la santé ñun askan wi pourtant ñun jox nañu ay numéro vert mais pourquoi ñun dañu woote numéro vert ñu xool ñu wóole ñun leen feebar bi lan la bañ nan la ñuy def ba feebar bi duñu wàll mais Lamine loolu doyul loolu day laaj jëf xam nga mun nañ la wax affaire bi nga ne ah man de moom pour la forme nii rek léegi nga arrivé à la maison nga toog croiser le bras non da nga ko war a jëfee da nga ko war a jëfee
cas bi récemment nii la ma fi wax ministre bi tere na rassemblement nga gis ay gars yoo xam ne ñuy def rassemblement di def ay daayira wala di dem julli ji à la mosquée affaire yooyu noonu ministre bi tere woon na loolu. tere woon na ko bu baax sax. kon non léegi Aliou Faye bon puisque on est un peu pris par le temps bon defe naa ne sa heure bii nii jeex na léegi dañuy avancer tuuti si beneen point jox ki nga xamante ne mooy Abdoulaye Ciss mu wax ñu si li nga xamante ne tey Sénégal constaté nañ ko mooy que ne waxoon nañ ne nañu arrêté dem mosquée dem di julli juma te tey gis nañ ne tey malgré tout ça am na ñoo xamante ne tey julli nañ juma léegi di laaj suñu invité bii nii la ma waral li ñu mel la moo ko waral. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam lan moo tax ñu tëj juma bi bu man dina ko tëj. yàlla boo koy ñaan. da ngay julli. da ngay julli ba pare soo ko ñaan. dañ ne juma ñaan mbooloo. moo gën a gaaw ñaan ka nit. moo tax nanu bàyyi. nanu bàyyi nit dem juma. xoolal bi ñaata kaa. moo fi nekk. xale bi ndaw te fi tey benn xale. mun na ñaan yàlla bàyyi. mag mënu ko. xale amul bakkan. comme te fi tey nga jël kii ab ndëy ak man di ñaan. yàlla de ñaan xale moo gën a gaaw. moo gën a gaaw mu nangu ko moo gën a gaaw ñaanu mag. moo tax nit yi attaque bi dawal def doucement. dawal def doucement bul bàyyi nit yi dem mosquée bi di ñaan yàlla saafara ay jàngal ko ni di leen asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuh. waaw jërë ngeen jëf monsieur Abdoulaye Ciss di leen jaajëfal bu baax a baax si kàddu yi nga xamante ne yëkkati nga ko fi mais dafa mel ni feebar bi nga xamante ne mu ngi law dëkk bi le fait que ñu ne dañuy tëj mosquée yi parce que dañoo bañoon rassemblement bi parce que dafa nekk virus boo nga xamante ne rassemble bu boolee fu ëpp lu ñëpp ci li ñuy wax waruñu boole lu ëpp 5 personnes maanaam su fi nga xamante ne plus de 5 personnes suñu fa tasee propagation virus bi mun na nekk loo xamante ne mun na jur ay affaires yu doy waar loolu moo taxoon gars yi déclaré woon comme quoi que ñu tëj mosquée yi léegi yow su ma déggee bu baax ci point bi ngay waxee comme si que da ngay wax comme si que da ngay défendre le fait que mosquée yi waruñu ko tëj te pour gën a xóotal débat boobu noonu damay laaj El Hadj Faye pour mu wax ñu moom lan la xalaat si loolu. waaw man moom mbir mi moom. parce que cas bi nii daf ma dépassé. bon wax ma sax man. li ma lay wax nii bon je me porte garant. mun naa wax ne man. cas bi daf ma dépassé. bon li tax ma ne cas bi daf ma dépassé. pour wàllum jaamu yàlla gi. defe naa ne jaamu yàlla. du julli kese. xanaa xamoo ne sëñ bi Ciss Abdoulaye. jaamu yàlla nekkul si julli kese. xanaa xamoon ne aar sa bopp jaamu yàlla la. aar sa bopp jaamu yàlla la parce que dañoo nekk ci moment boo xamante ne dañoo war a aar suñu bopp. lii du loo xamante ne continuité lay doon. déedéet te gëm naa ni te maa ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala saa su ne pour mu gaaw a saafara mbir mi tey parce que mbir mi dafa laal monde entier. amiin dafa laal monde entier parce que tey fa tey boo demee lu mel ni Arabie Saoudite parce que ñooñu tey ndax bu ñu demee ba tere rassemblement yi. Arabie Saoudite parce que jot naa ci ay information ñu wax ne bon même julli àjjuma foofu sax dañ ko stand by ba mbir mi yàlla def ci te dañuy ñaan yàlla mu gaaw affaire bi mën a saafarawu. bon mbirum jumaay na nit nag aussi comme président dafa dénoncé loolu. am ñu ko nangu am na ñoo xamante ne nanguwuñu ko.
bon te yaakaar naa ne nag ñëpp war a doon benn parce que aussi nous sommes dans un pays homogène. Nous sommes dans un pays homogène. Kii warut a jaar nii kay jaar nii la déedéet wax ji dafa war a nekk benn jëf ji nekk benn lu ñu tere ñu bàyyi ko parce que feebar bi da di feebar boo xamante ne aussi c'est grave buñ ko négliger bon man nag sama xalaat bu gàtt je pense que ne lii monsieur Ciss wax tey doon na loo xamante ne tam aussi il faut ñu ñaax ñi nga xamante ne tey ñooy jóg ne dañuy dem jumaa ja parce que jumaa ji tey fa tey mbooloo moo fa tese te xamoo kan moo fi am feebar ba il faut nit da ngay ñaaw njort ñu ne ñaaw njort waxuñu ne par exemple beneen ñaaw beneen amoon parce que y a un esprit critique et l'esprit de critique doomu aadama nag ñaar esprit yëpp da ko war a am da ngay war a ànd ak sa conscience parce que la conscience c'est la lumière de l'intelligence pour mieux distinguer le bien du mal. waaw jaajëf El Hadj Faye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax wax nga si kàddu yu am solo léegi pour mën a avancer waat toujours si initiative avancer le débat bi tey ñëpp yëg nañu information que ni virus bi nii di corona mu ngi propagé wu partout dans le monde déjà tey fi nga xamante ne dëkk bi nga xamante ne moom la ñuy woowee Italie tey amoon na plus de 600 et quelques morts te loolu noonu pour man nekk na bon nekkul si chiffre boo xamante ne war nañ kaa xeeb parce que mën nañoo ne nekk na chiffre bu am solo parce que fu mu toll nii mën naa ne virus bi mu ngi attaqué mu ñuy sonal mën naa wax loolu te virus bi lu muy ëpp lu muy rey mooy mag yi te seetlu nañ ne dëkk yu mel ni Italie dëkk yu mel ni Allemagne seen population dañoo vieillir waaw léegi si loolu noonu ñuy jox kàddu gi ki nga xamante ne mooy Alioune Faye mu wax ñu si lu mu si xalaat si le fait que mu wax ñu si actualité bi nga xamante ne la corona am si monde bi. waaw monsieur Badara Ciss président AIT corona dafa doon feebar boo xam ne wax naa ko ci sama gars yi dafa doon feebar buy évoluer parce que feebar bi virus day tudd endémie dem ba tudd épidémie demaat ba tudd pandémie instant bi feebar bi fu mu toll mën nañu wax ne feebar bi pandémie parce que feebar bi c'est à l'échelle mondiale boo xoolee feebar bi laal na partout dans le monde. Dans le monde effectivement. laal na ñëpp. Afrique lañ doon wax. mais léegi feebar bu dugg na Afrique. ah oui. cas importé. te may profité ci occasion boobu. di wax ne Sénégalais yi. ak ñi nga xam ne ñoom immigré yi. nañu rester chez eux. nañu toog fa ñu nekk. parce que yow mënoo am feebar bi. wala certes sax mën nga ko bañ a xam. nga ñëw ba fii mu manifesté wu. loolu yëpp da nga ko moom li ko sama naata nga waxee da nga war a ñëw njort boobu. parce que buñ la nee feebar bi mën na toog 14 jours mu doog a manifesté wu ci yow. am yeneen docteur yi ne mën na doog 1 mois boo ñëwee ci yow. kon da nga war a ñaaw njort nga ne ah man kat dëkk bi ma nekk nii feebar bi moo fa ne. kon waruma dem sama dëkk di leen lor. maa ngi profité ci occasion bi di masawu vraiment suñu naataango yi nekk Touba moom mu ngi ci mu doon jéggalu mais tamit maa ngi profité ci occasion bi naan moodu yi nga xam ne ñoom ñoo nekk bitim réew non vraiment lii leçon la ci ñoom bu ñu ñëw quoi vraiment bu ñu ñëw dañuy sonal seen bopp rek ba pare dañu ñu lor ñun ñu lor sa njaboot waaw di glissé ci loolu tamit waaw defe naa ni sa heure bi jeex na léegi pour appuyer rek li nga xamante ne moom la Alioune Faye wax parce que feebar bi tey mu ngi laal si domaine yëpp mun naa ne si domaine yëpp parce que si dans le plan économique même si sport bi sax parce que ñëpp xam nañ ne léegi championnat yi gën a mag si àdduna bi yëpp tey feebar bi causé na bokk na si li tax ba ñu tëj ko te loolu yëpp pour wan leen ne à quel point feebar bi nii nekk foofu feebar bu garaaw léegi fu mu toll nii feebar bi àgg na foo nga xamante ne tax na ba économie mondiale mu ngi si problème
tey sport mu ngi si problème tey ñëpp yëngu nañu te feebar bi li si gën a garaaw xamul ku ñàkk xamul ku riche xamul musulman bi xamul mag ki xamul ndaw bi léegi li si gën a garaaw si loolu tamit suñu xoolee même joueurs yi ki nga xamante ne mooy nekk juif te di Blaise Matuidi tey feebar bi lan na ko te xoolal kooku noonu tey kooku nga xamante ne pour wan leen rek feebar bi bàyyiwul kenn kooku xoolal milliardaires yu mu yor te malgré tout feebar bi attaqué na ko te loolu kese loolu yëpp pour wax leen ne suñu mbokku téléspectateurs yi ngeen veillé si loolu bu baax a baax parce que feebar bi garaaw na garaaw boo xamante ne bàyyiwul kenn voilà léegi pour toujours avancer li nga xamante ne mooy suñu émission bi léegi ñu ñëw si fi nga xamante ne mooy le commune de Kër Moussa gis nañ ne suñu maire di Momar Ciss def na fa benn don bu am solo parce que liir naa sànq kese si internet bi gis naa ni mu ngi fay def ay liggéey bu mucc ayu ba di àgg na ba jox subvention de 5 millions de francs CFA pour participer si li nga xamante ne mooy coronavirus bi léegi di la laaj yow loolu noonu la ma sa xalaat. waaw maire moom dama ne lii du tey te du jamono ji parce que man gis naa ne nit ku bëgg goxam la nit ku fonk liggéeyam la nit ku bëgg la muy def la te it bëgg na njaboot bon lu mu def ci meeram bi mooy li ma la wax sànq rek lii du tey man nag dama koy encourager parce que kii tey la mu def nii dina yéen ñu bëri parce que aussi c'est pas facile un maire comme ça di dox di liggéey ndax goxam di ci def ngor di ci def dëgg ba ñëpp a gis ko te fa tey boo demee ba commune Kër Moussa am changement parce que à l'époque c'était pas comme ça parce que bu njëkk ba waxuñu woon communauté rurale la ñu wax bon xëy na ak évolution bi am léegi bon degré yi di yokku et que ñu dem ba un moment bon ñu changer lépp def ko commune bon yàlla def tey bon mu nekk le premier maire au niveau de Kër Moussa te tey mu ngi ciy def ay jéego te bàyyiwul ginnaaw benn yoon ay njabootam ñi nga xamante ne tey fii te fa tey ñoo nekk Kër Moussa parce que ñi nekk Kër Moussa ay njabootam lañu. c'est un homme dynamique c'est un travailleur dem na koo xamante ne tam aussi day jëf te du boole wax ju bëri waaw man moom initiative bu mu def kontaan naa ci trop vraiment di ko encourager di ko masawu tamit parce que yéen dafa metti di nga dégg lu ne waaye ñun ñu ngi ci ginnaawam di ko jàppale du jour chaque jour ko jëfee ñu ngi koy jàppale du jour au lendemain. waaw jaajëf El Hadj Faye léegi ñu ngi jox kàddu gi ki nga xamante ne mooy Alioune Faye mu wax ñu si li nga xamante ne maire de la commune de Kër Moussa kii di Momar Ciss tey def na jéego bu am solo si pour xeex virus bi nga xamante ne moom la ñuy woowee corona léegi El Hadj Alioune Faye lan nga wax si loolu noonu. waaw vraiment maa ngi kontaan bi ma jotee nouvelle boobu bi ma ko lire ci internet bi di gis monsieur Momar Ciss ñu ngi koy saluer de passage def na benn acte boo xam ne acte bu noble la comme li nga wax sànq sur le plan économique fii feebar bi toll moom vraiment moom il a senti le coup parce que moom fi mu ko war a defee au boobu la ko defee ci njabootam waaw jënd na bind valeur de 5 millions de francs CFA joxe ko ci njabootam pour fàggandiku feebar bi kon loolu lu ñuy magnifier la vraiment comme ni ko naataango mi defee ñu ngi leen di remercier ñoom ñëpp parce que Sénégal dafa doon pays boo xam ne vraiment ñun dañu am loo xam ne waruñu ko fooye chaque jour ma wax ko parce que ñun dañoo am ay valeurs yoo xam ne am ay tradition yoo xam ne
kilifa yi bu ñu adoré ñun vraiment dañuy ñëw tënku ci loolu. di remercier au passage khalife général Mouride mi nga xam ne moom joxe na 200 millions. di remercier waa Sonatel ñi nga xam ne joxe nañu 400 et quelques millions ñëpp daal ñu ngi leen di remercier vraiment ñuy gis téléthon yi. ñëpp ñu ngi leen di remercier. monsieur Momar Ciss tamit nag vraiment gis nañ taxawaayam suñu gox ñun. waaw jërëjëf Alioune Faye léegi ñu jox ki nga xamante ne mooy Alioune Faye defe naa ne moom Alioune Ciss Abdoulaye Ciss oui defe naa ni moom tamit war na si am kàddu yu mu si war a sànni. kàddu yi may sànni mooy kii cant ak ngërëm di commune de Kër Mousse si normal mu jaay loolu di daa gox commune bi daa boot ay njaboot si commune ay njaboot ñun du njaboot waa Kër Mousse la ñuy wax di moom de jàmbaroon en tant que premier maire commune de Kër Mousse moom daal gën naa liggéeyam rafet na loolu maa ngi koy kontaan di gërëm yàlla jàppale ko di yéen moom maa ngi si kontaan di Badara Ciss ak Mame Goor ak Moussa ak Issa ak sunu laaj muy monsieur Faye ak monsieur Alayoune maa ngi leen di remercier di leen balaka jataay bi asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaw jërë ngeen jëf suñu mbokk ñi nga xamante ne tey ñoom la ñu dalaloon fii nii di émission Aar sa Gox de l'AGT bon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax te di jox balaa ñoo àgg foofu noonu damay jox El Hadj mu wax moom bu mujjee bi. waaw. El Hadj Faye ñu ngi lay laaj lan ngay tàggatoo mbokku téléspectateur yi. waaw bon li may tàggatoo moom mën naa wax ne sax ba ci sama biir wax naa ko. li ñu naan fagaru moo gën faju ndaxte feebar bi comme ni ñu koy waxee dafa warul àdduna bi yëpp donc yaakaar naa ne du caaxaan waruñu ko négliger dañ see war a topp ba mu jeex lu ñu tere ñu bàyyi ko nuyoo yeeg place yi ñuy toog place publique yeeg dem terrain football yeeg ak yenn ndaje yi daal yoo xamante ne bon dafay rassembler ay nit yooyu tamit aussi nañ ko éviter parce que doon na loo xamante ne tey bon buñ ko éviter wul xëy na mën na jur leneen parce que boo xoolee en Chine yaakaar naa ne foofu loolu mooy origine bi foofu la jógee ca très bien parce que chinois tellement ñoom dañoo populaire xam nga y a trop de monde là-bas te pour que affaire bi mën a contaminer vite fait dafay yomb te pourtant noonu la amee bon muy law di law ba mu toll ba ñu àgg ci lii bon doon na loo xamante ne aussi feebar boo xamante ne day rey luy reyee nag nga ciy teg sa bët chaque jour ko jafee nga dëgg ne tant de mort te aussi am nañ ci cas xëy na yàlla na yem foofu damay ñaan yàlla rek yàlla yem si ñoom te yàlla ñu wër jàmm képp ku mu dal nag ci àddina bi yal na la ko yàlla saafaral. amiin yal na la ko yàlla saafaral. et aussi di ñaax suñu mbokku sénégalais yi. que ne vraiment nu ñu jël suñu prévention yu mët. nu ñu jël suñu matukaay bu mët. ba daal ci kàttanu yàlla daal affaire mën a éviter wu. parce que aussi comme ni nga ko waxee parce que julli moom mën nga toog sa kër sax nga julli ndax wax naa la ko au début nee naa la julli te fa tey julli mooy li nga xamante ne tey priorité la si julli. parce que loolu mooy carte d'identité mën naa mooy maanaam rek jullit parce que jullit kuy woote jullit da ngay julli bon julli nag mën nga dem ba sa kër nga julli loolu yàqul dara mais dem mosquée bu ñu waxee ne mosquée dafay doon loo xamante ne ressemble ay nit bon comme ni ko Abdoulaye waxee sànq nee na bon ñu bàyyi daal nit ñi di dem juma wala dem na non parce que boo defee loolu rek pour man sama philosophie bu gàtt doon na loo xamante ne contamination mën na fa gaaw comprendre nga mais bu ñu teree julli teree école ya tamit aussi ak yeneen parce que man fi may wax ak yow nii man aéroport laay liggéey parce que damay liggéey ci passagers yi bon te fa tey bu ñu ma woowee téléphone ñu ne ma arrêté nañu liggéey bi ba jusqu'à nouvel ordre bon loolu te fa tey dama naan alhamdulilah bon gën na gënul
parce que toog ci kër liggéeyoo tamit aussi beneen affaire la beneen domaine la. waaye dañuy sant yàlla rek li gaaw fay jóge daal. bon loolu laa amoon vraiment loo xamante ne moom lay tàggatoo suñu mbokk sénégalais yi. waaw vraiment di leen remercier. di leen encourager. que Dieu balise vraiment nos chemins. et que Dieu nous protège de tout mal. amiin alhamdulilah rabbil alamin. waaw jërëjëf El Hadj Faye. léegi pour bañ a guddal rek parce que ñu may wax léegi que ne temps bi jeex na. léegi dañuy jox Alioune Faye mu tàggatoo ak mbokk yi. waaw man de te ba tàggatoo bi may tàggatoo vraiment chaque jour sax ñu ngi koy ñu ngi ciy sensibiliser. mu naan mieux vaut prévenir que guérir. da ngay ñëw maanaam fàggandikul balaa muy wees. léegi maanaam li may wax daal mooy nit ñi nañu topp ordre yi nga xam ne moom la ministère de la santé joxe. Croix-Rouge d'ailleurs sax Croix-Rouge mu ngi def ay tournées pour lan sensibiliser nit ñi. pour wan leen feebar bi yan ak yan la bañ. contact yi muy bañ. wan leen ne feebar bi nu muy manifesté woo ci nit. d'ailleurs sax ñu ngi remercier état du Sénégal parce que wut na benn plateforme boo xam ne. yow da nga ciy inscrire pour wane. yi nga xam ne moom ngay gis ci sa yaram. pour ñu mun a xam ne ndax fu fekkente ne doomu jàngoro bi mu ngi ci yow wala nekkul ci yow. sur ce je vous remercie. d'accord léegi pour jeexal émission bi ñu ngi jox ki nga xamante ne mooy Abdoulaye Sy mu tàggatoo ak mbokk yi. mooy lan moo tax yu gën a tëdd ki jumaa yi. pour man de ñaan moo gën a ëpp solo. julli mooy passeport jullit. dem àjjana comme tey soo amee passeport nga dem julli. nga dem tukki. julli mooy passeport àjjana. ku dul julli du jullit. loolu mën a ñaane. yàlla dimbali si feebar yi. pour man daal imaam yi dem julli bi. pour man daal état bi su tëddee muske yi su tëddee jumaa yi dawal jël jàkka bi moo fi julli di war nañu mbooloo warul bu senga tey tisbaar bi julli bi jàkka ba ëpp na 5 ba 10 loolu yoon kon état bi wala jël téléphone mu jël jàkka yi mu jël jumaa yi jàkka mooy kii moo jur jumaa. d'accord waaw comme tey ni ngeen ko gisee ñu ngi doon dalal ñi nga xamante ne mooy suñu invité yi tey nag kaddu yi ñu fi wax mën naa ne kaddu yu am solo la di leen wax rek ne émission bii nii di leen fàttali ne émission bi mooy émission Aar Sa Gox de l'AGT te di leen wax ko ni aussi émission bi ñu ngi koy defee fi nga xamante ne mooy village de Tougali nekk village boo xamante ne tey am na ay ndaw yoo xamante ne ndaw yu ambitieux lañu macha allah ndaw yoo xamante ne tey jug nañu pour xeex seen gox ndax ndaw yoo xamante ne tey ñëw nañu pour xeex lépp loo xamante ne day gàllankoor seen gox si loolu noonu ma bëgg a citer di remercier waale bien sûr suñu association bi nga xamante ne mooy l'association des jeunes de Tougali bi nga xamante ne tey mën naa ne débat bi nii moom moo ko initié te di ñaax yeneen dëkk yi ñu def pareil parce que lii nii nekk na lu am solo pour sensibiliser pour ñaax nit ñi ci feebar bi nga xamante ne mooy coronavirus. léegi di leen pour tëj émission bi di leen dig daje beneen yoon incha allah xam naa ni beneen jotaay mooy gën a yaatu parce que tey temps bi moo tax ba lépp lu ñu bëgg a wax tey waxuñu ko parce que tey corona bi mën nañ si wax lu bëree mais puisque temps bi moo ñu xaw a serré léegi ñu leen di jaajëfal ba beneen yoon incha allah.